asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum waa Sénégal ak doomi Sénégal fépp fi ngeen mënti nekk ci àddina bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar te di leen baalu àq di ko sàkku ci yéen mbokk yi tey dama fas yéene waxtaan ak yéen benn sujet boo xam ne pratiquement moom rek la ñuy waxtaanee Sénégal gannaaw bi nga xam ne fan yi ñu génn mooy le 10 novembre exactement taxoon na mu am ay yëngu-yëngu pas ci Ndakaaru yëpp pas ci Sénégal yëpp mais surtout à la Médina gannaaw ki nga xam ne mooy Barthélémy Dias maire sortant de Sicap Mermoz doon wuy ji tribunal ci dossier bi ko opposé ak Ndiaga Diouf suñuy fàttali Ndiaga Diouf mooy nervi mooy ki nga xamoon gouvernement jamonoy gouvernement Abdoulaye Wade waa PDS ñoo ko jëloon mu ànd ak ñeneen pour ñu dem ci kër responsable politique yi intimider leen naka noonu le 22 décembre 2011 Ndiaga Diouf ak ñi mu àndal dañuy demoon fële ca mairie bu Sicap Mermoz bi nga xam ne Barthélémy Dias moo ko jiite far jàmbaarloo am fa sànnente xeer police ñëw fa ca gannaaw si la Ndiaga Diop ñàkk bakkanam gannaaw bi ñu gisee jàmbaarloo joo xam ne kii di Barthélémy Dias yoroon na ay fetal di dóor ci kaw mbooloo mi àndoon ak Ndiaga Diouf ca gannaaw si ne nañu Ndiaga Diouf génn na àddina mooy il y a mort d'homme nit dee na bu nit dee droit dafa prévoir lu ñuy wax l'imputabilité des faits parce que nit dee na deewu ci coow bareem dinañu xool kan moo ko rey loolu la ñuy wax il faut mu am sabab te sabab boobu il faut que justice mu imputé ko kenn maanaam ñu wax ni diw moo tax loolu tax na sax léeg-léeg bu nit deewee ci biir këram dee boo xam ne comprendre ñu ko ne nañ def autopsie pour ñu jéem a xam lan moo ko rey naka noonu bu ñuy delluwaat ci dossier boobu nit dee na il faut ñu imputé ko kenn kooku gis na ni Barthélémy Dias keroog mooy yoroon fital ak ay ñoñam di dóor ci kaw nit ñoo xam ne comme ni ma koy waxee saa su ne képp ku ñuy jël pour nga dem intimider nit pour nga dem tiital nit pour nga dem menacer nit samba boy yi nga tudd nervi yi nga tudd amul beneen tur bu ñu ko mën a tuddee naka noonu la Barthélémy dóor bal yu bare mais bu fekkee ne fee am na xew-xew nit dee na ñu imputé ko nit ñaari disposition la loi permettre pour ñu mën cee topp benn doomi aadama mooy loolu la ñuy wax l'irresponsabilité nag dafa bëri mais surtout irresponsabilité boobu bu fekkee ne c'est subjectif maanaam kenn mënu koo tënk li ñu mën a tënk te nga mën a taxaw wax ko ne loolu la ñuy tudd ci tubaab les faits justificatifs mooy man maa reyee wala man maa def mais am naa ay circonstances am naa li mu mën a lay li tax ma war ko woon def ma def ko loolu la ñuy wax les faits justificatifs ci droit pénal faits justificatifs yi ñett la surtout benn bi mooy la ñuy wax l'autorité du commandement ou de l'autorité légale maanaam man police la gendarme la wala yu mel noonu ci cadre sama liggéey laa obligé laa dem ma rey nit cadre boobu cadre bu spécifique la boo xam ne dafa am ay règlement gendarme naka la war a comporté wu policier naka la war a comporté wu naka la mën a demee ba amul beneen pexe lu dul mu rey mu def ko loolu loi daf ko prévoir tey nekkuñu ci cadre boobu am na tamit la ñuy wax l'état de nécessité mooy ñàkk pexe l'état de nécessité bu ñu la koy wax ci bu nu mu yombee tey sa jabar feebar nga war ko yóbbu hôpital amuloo oto nga gis oto bu taxaw ci buntu kër gi nga toj oto boobu taal ko dugal sa jabar yóbbu ko hôpital da nga toj oto jàmbur da nga sàcc oto jàmbur mais amuloo woon pexe parce que il faut que nga yóbbu sa jabar hôpital te heure boobu amul oto loolu la ñuy wax état de nécessité fait justificatif la bi tax kenn du la mën a topp nga gis jaaykatu banaana
nit daanu sa wet parce que dafa soxla suukar nga nangu jaaykatu banana bi bananaam nga jox ko nit ki mu lekk parce que pour calmer diabète am cas de nécessité la kenn mënu la ci topp mu des nag beneen fait justificatif mu nga xam ne mën nga ko lay ba rëcc moo di la légitime défense. Légitime défense comme ni ma koy waxee saa su ne Sénégal du moom moo créé droit le Sénégal s'est accommodé Sénégal dafa fekk loo xam ne teg nañ ko mu jëm cee ñambaasu xool lan moo ko arrangé mu jël ko si bu ñu taxawee ci cadre légitime défense mu ngi dugg ci droit français bi nga xam ne Sénégal fa la ko jëlee benn arrêt de la cour de cassation bu 25 mars 1902 mooy wax ni légitime défense dafay fekk nga commettre une infraction un délit ou un crime pour sauver sa bakkan wala sauver bakkanu keneen nga def loo xam ne loi daka tere nga def ko pour muccal bakkanu kenn wala pour muccal sa bakkan loolu boo ko defee boo ci reyee sax nit dañ lay reconnaître loolu lañu naan la légitime défense. jamono dafa jaxasoo ñu bëgg kenn ku ne mu choisir camp bu mu nekk Kéwoulo ni ma leen ko waxee saa su ne bu ñu mënulee wax dëgg rek dañuy noppi mais je vais aller plus loin du ñu am dara loo xam ne ñun dafay taxaw ñu war cee wax dëgg rek ñu ciy xool kenn dëgg rek tax na bu ñu taxawee ci taxawaay woowu légitime défense mooy sama bakkan la walla bakkanam walla dafa nar a rey nit ma rey ko amul demal amul ma ñëw tax na pour que nga invoquer légitime défense il faut que acte bi ngay def mu doon yow ci sa coobare la loolu la ñuy wax un acte volontaire libre kenn bañ la ci pousser il faut que mu nekk loo xam ne yow ci sa coobare yaa jóg dem et il faut moom condition yu bare ñu dañuy wax parce que Sénégal a tax ñuy wax dañuy wax pour jeunes yi ñu bañ a def ay erreur ndaxte ku xam nga noppi seetaan ay nit ñu dugg ci erreur yoog ñoom yéen a bokk atte légitime défense tey par exemple su ma nekkee suma biir bureau bi ma toog di def vidéo nit ñëw songuma ak jaasi bu fekkee ni amuma benn pexe mënum palanteer bi ubbeekul mënuma daw ab policier àndul ak moom pour mu wëllu ma sama devoir mooy lu ma yor rek ci gannaay ma jàmmarloo ak moom mu rey ma wala ma rey ko parce que objectif bi moo doon mu rey ma wala ma gis nit ko yor jaasi ci mbedd bi tiim nit mu di ko daggati wala mu di ko rey sama devoir mooy puisque su ma yuuxoon ne ko bàyyil du bàyyi su ma ñëwee jéem a jàpp du kii li ma mën a def mooy moom mi bëgg a rey ma rey ko suñ ko delloo ci cadre Ndiaga Diouf ak Barthélémy Dias keroog Barthélémy expliqué na Sénégal yëpp dégg parce que cadre boobu rek malheureusement Sénégal bu ñu jàngalee droit wala nit ñi di jàngal seeni journaliste yenn yi bu ñu jël ci ay cas concret dañuy nekk simplement dans la théorie alors que ay cas concret yi nii yoo xam ne mën nañ leen ci jàngale nee nañu Ndiaga ak ñi mu àndal dañu taxaw ci maire bi Barthélémy Dias nee na moom këram la nekkoon ñu dem woy ko ne ko ay wuyu ay sambaaboo yi ñëw nañu dañuy taal maire bi te bu ñu paree taal maire bi yow sa kër lañ jëm donc moom am na jotu jóge këram ñoo taxaw maire ba ak ay gaam ñu def face à face pour wóor leen ni menace bi n'était pas imminente parce que il faut que la menace soit imminente nga xam ne taf-taf la léegi-léegi la mais soo amee temps wu préparé wu soo amee temps wu sol sa dàll sol sa yére gànnaay yi ñoo taxaw légitime défense pour nga invoquer ko dafay metti wala mënut a am
ma fàttali leen ni pour la première fois rey nit ci Sénégal ñu filmer ko parce que waa TFM l'Observateur Groupe Futurs Médias am nañu jotu taal seen oto jóge Almadies xaw ma Médina ñëw taxaw parce que filmer nañu événement bi en direct. Deuxième chose ki nga xam ne mooy commissaire Mbaye Sèye yàlla na ko yàlla yërëm te yéexeenu amoon na jotu jóg mook ay éléments ñoo taxaw ci bërëb ba. ma fàttali leen ni encore bu police taxawee bu gendarmerie taxawee bu force de l'ordre taxawee benn citoyen amuloo droit nga fayul sa bopp ndax li nga xam ne mooy li lay aar ñoom la seen responsabilité donc yow amoo droit nga def dara mais gis nañu police taxaw na fa commissaire taxaw na fa commandant de police bi nga xam ne journaliste yi laaj nañ ko ne commissaire a ngi ne la taxaw donc seen kanam la donc il n'y a pas de menace imminente. amul menace boo xam ne léegi mu am Barthélemy am na temps jóge këram ñëw taxaw ak ay xaritam ba mu joxe sax ay interview ne gaa yaa ngi ne leen dinañ jàmbaarloo ak ñoom ma waxaat leen encore ni diggante fi Barthélemy Dias taxaw ak fi nit ñooñu taxaw plus de 50 mètres séparé na leen donc ku bëgg a waaf am nga possibilité waaf dem police yi taxaw ku ñu war a sécuriser responsabilité wu police la. am na jotu wax waa kon bi tëj leen seen palanteer yi parce que ñii nañu ñëw xeex ñu gis ay xale yu jigéen ñu bëri ñu génn taxaw ne leen da nga ñëw pour ñu reyante tey ñu reyante kuy waxal da ngay waxal te yàlla tax gis nañu Barthélemy Dias mu yor fital muy dóor bal di reculer ñu ko koy charger muy avancer ñu naan ko demal muy tirer de l'autre côté gis nañu pick-up bu taxaw gis nañu oto yi taxaw ñu commencé daw dem seen yoon donc waxu légitime défense bu ko fi kenn wax dañu ñëw pour rey ko bu ko fi kenn wax parce que foofu du këru Barthélemy Dias mairie ba la te Barthélemy Dias nekkul agent de force de l'ordre amul droit pour mu garder mairie ba daf mel ni tey man Kéwoulo ñu ne ma dañ koy taal police laay woo ak gendarmerie ñu ñëw garder Kéwoulo kenn du yéen du liggéey hôpital wala ngay liggéey école ñun la gaa yi ngi dem taal Auchan wala ñuy dem taal école nga ne xëy da ngay dem taxaw di jàkkaarloo ak ñoom ñu xeex ak ñoom dañu wax dëgg te yàlla tax parce que il faut pas que la haine de l'autre la haine de l'opposant du dictateur mu pousse leen ba ñun ñëpp ñu transformé wu nekk ay dictateur mas naa ko wax ne leen la loi du talion œil pour œil dent pour dent bu ñu ko bëggee def ñëpp ay jaal ñëpp ay pat lii ma leen di théoriser nii lii may expliquer nii dama ko bindoon en 2011 le 26 décembre 2011 la bind article boo xam ne ku dem ci Google fekk ko fa ça s'appelle la légitime démence pas défense démence la légitime jëfru ma expliquer lan mooy légitime défense 2011 laa bind loolu 10 ans après je n'ai pas changé loolu parce que nit li mu gëm bu koy wax dafay yomb ci moom boole ci nit bu ñëw di la agressé nit bu ñëw di la attaqué même bu fekkee ne gaañ na la du moins que arrêté na di la gaañ arrêté na di la blessé muy daw dem amuloo droit nga rey ko bu ñu xoolee certificat de genre de mort bu Ndiaga Diouf dafa ni bal bi daka laalee par ginnaaw donc ki la woon ginnaaw c'est-à-dire qu'il a cessé l'attaque parce que kuy attaqué frontalement ngay def kenn du attaqué par ginnaaw Ndiaga dem na yoonam nee nañu ñu laal bal ñëpp ñu doon dem seen yoon la donc ce qui veut dire amatul agression l'agression a cessé bu fekkee nag agression bi jeex na wax dëgg yàlla amatuñu droit li xew moo am mën nañu invoquer leneen mais ces 3 faits justificatifs yi ma leen limal mooy l'état de nécessité mooy le commandement en ordre de l'autorité muy la légitime défense nekkul ci cadre bi nga xam ne mooy li ñu gis keroog le 22 décembre 2011 te Ndiaga Diouf ñàkk ci bakkanam bu loolu jógee loolu wax puisque les conditions yi tax légitime défense ñu invoqué ko nekku ca
boole ci dégg naa Barthélémy Dias si boppam mu taxaw nii dañu ñëwoon dañ leen yónnee pour ñu ñëw attaqué ñu far nag ñu ragal ñu bëgg a daw ñu leen duñ leen bàyyi ñu dem il faut que ñu def li tax ñu ñëw fii moo tax ñu jàmbaarloo ak ñoom. déggaat naa encore mu ni maa leen dóor ay bal su ngeen bëggee xam ñaata nit ñoo ci gaañu wala dee dem leen hôpital ngeen compter leen man Barthélémy maa ko wax. dégg naa it mu ni Far West la dégg naa mu ne Abdoulaye Wade n'a pas le monopole de la bêtise ay fait la il faut ñu dépassionner débat bi il faut ñu xam ne Sénégal bi ñun ñëpp a ko bokk tey jii bu keneen defee ñu wax keneen nit bu ñu xalaat ni suñu xarit la wala ak li mu mënti doon bu defee nanu wax la légitime défense buñ ko mënee tudd wala l'état de nécessité comme ñeneen ñi ñu ko bëggee gëmloo buñ ko bëggee gëmloo ci lii ma xam ne kon li ñu mës a jàng wala li ñu mës a xam wala li ñu mës a dégg ci droit mësta am même s'il est le premier magistrat de la ville Barthélémy Dias du agent des forces de l'ordre amuloon droit ñu taxaw foofu di garder mairie bi c'est pas son rôle li si xew nag bëri na ba ci bi ñu ko convoqué le 10 novembre gars yi décidé ni dañ koy gunge loolu affaire politicien la ñun duñ ci dugg la ma leen waxoon 2011 dama koy delluwaat wax bu ñu xalaatee ni l'équation elle est toute simple maanaam képp ku nar a néewal doole suñu xarit suñu noon bu taxawee rek suñu noon képp ku mu jotal rek danañu ànd ci weeg ba attaqué suñu noon bu ñu ko defee peut-être beneen système lañ bëgg a créer mais du système état ñun état lañ bëgg Sénégal tax na dans cette affaire là affaire bu simple la il y a eu meurtre nag mooy rey nañu nit bu fekkee ne da nga ko programmer nga planifier ko loolu la ñuy wax assassinat mooy loo togg ba mu ñor mais lii gëmuma ni Barthélémy Dias togg na ko ba mu ñor mais en tout cas meurtre la et meurtre nag ba mu amee ala kulli xaal il faut ñu imputer ko kenn ñu wax ni diw moo def te diw moomu nag bu fekkee ne fës na diw moomu bu fekkee ne taxaw na def na ay témoignage reconnaître na ni lii mën maa ko def bëgg tourner suba gëmul ñu leneen dafay yomb fii nag fi may jeexale mooy li may déplorer bu ñu tolloo ci situation bu mel ni ay coalition mbooloo taxawaay bi ñu def tey ñoom Ousmane Sonko Malick Gakou ànd ak Barthélémy Dias di ko soutenir ak PDS mi nga xam ne moom moo engagé woon Ndiaga Diouf il y a 10 ans daf ñuy ramener encore li nga xam ne Macky Sall defoon na ko ci 2011 parce que boobu dafa neexoo woon ak bàyyu Barthélémy Dias muy Jean-Paul Dias te it dafa neexoo woon ak Ousmane Tanor Dieng parce que ñoom ñoo nekkoon dans la coalition Macky 2012 bu ngeen di fàttali période boobu Barthélémy papay Barthélémy Dias dafa àndoon ak Abdoulaye Wade il était un ministre conseiller quelque chose de Abdoulaye Wade parce que dafa jóge woon juste ci affaire poste mu nekk ci genre jeu yooyu mais keroog bi nga xam ne jàpp nañu Barthélémy Dias ci cadre meurtre Ndiaga Diouf la papa ji engagé wu volontairement dem dugg ànd ak Macky Sall la suite gis ngeen ko Barthélémy Dias prison la nekkoon waa coalition Macky 2012 investi ko ci liste député yi ñu fexe ba ñu denc ko 6 mois seulement ñu fexe ba génne ko ci kaso bi boobu ak léegi nag mu ngi doxantu donc il y a eu un déni de justice à la base et ça c'est de la responsabilité de Macky Sall dañu waroon a àtte mu leer dafa mel ni xale bu ñu dig dóor buñ la diggee dóor waxuñu la kañ la ñuy dóor ak daan bi daanagul sa kaw doo libre mais pour la première fois dans l'histoire waxuma la Sénégal rek mais si àddina ñu gis nit yëkkati fital timal ko nit dóor def ay déclaration ne maara yi ñu tourner ñu transformer loolu ñu tuddee ko coup mortel c'est extraordinaire parce que il faut ñu comprendre ni balaa man Babacar Touré balaa Barthélémy Dias balaa Ousmane Sonko balaa Macky Sall mais ay génération ñoo fi jàll
tey ji da ngay doog si benn mbedd doo xam ni sax diw jaaroon na fi te diw yooyu boo moytu leen ñoo ñu ëppoon éthique ñoo ñu ëppoon valeur ñoo ñu gën a gëm yàlla mais nekkuñu fi tey ñaata kër ci biir Ndakaaru ngay wër te seeni borom kenn xamatul sax ki ka tabaxoon nu mu tudd pour wan leen ni doomu aadama passage am nu mu furtifee doomu aadama lu mu tekkiwul dara ci kaw àddina mais doomu aadama mooy mën a bàyyi ay acte ak ay geste yoo xam ne ba àdduna bi du tukki du fi jóge dañu nekk di semer benn culture boo xam ne kumba am ndey kumba amul ndey bu ñu ci jógut suba képp koo xam ne amuloo ay mbokk wala boog am bëriwoo ay bàjjeen dana la néewal doole te doo am foo ko jooyee légitime défense comme ni ma leen ko waxee condition yaa ngi noonu daf may rey wala ma rey ko parce que sinon ama fu ma dawee policier nekku fa fi ma nekk mënatuma rëcc arme bi mu yor lu mel noonu laa yor et puis rapidement laa ko defee et puis spontanément laa ko defee et puis réfléchir ma ko et puis préparer ma ko moom la wala man wala daf bëgg a rey que ne su ma jógulee attaqué ko kooku day dee loolu la ñu mën a waxee légitime défense mais loo xam ne am nga temps préparer nga ko te légitime défense sax souvent bu doon fetal nañ koy defee du ay bal yi ngay tirer di dem di charger di tirer déedéet c'est un coup sec et spontané benn coup de direct paf mu jàll et j'en parle li may wax du ay yi ma jàng ci ay livre rek moo tax mbokk yi on est très mal à l'aise ñun ñi ñëpp tey Sénégal par rapport ak cette situation là fi may jeexale mooy fi ñu repousser encore yëf yi ba le 1er décembre Barthélemy xamale na ni du dem wuy ji ma fàttali leen nag encore bu ñu nekkee ci ab république du citoyen mooy imposer juge calendrier juge ñoom ñoo am seen calendrier même mu fekkee ne li may wax tout le temps le temps de la justice n'est pas le temps du citoyen yow mi nekk ci besoin buñ la nee da ngay bëgg a coûte que coûte ñu régler sa problème mais ñoom tamit am nañu seen calendrier boo xam ne baaxut encore fi may jeexale et je suis constant ak man la même chose que l'affaire Ndiaga Diouf doit être réglée définitivement de la même manière 14 xale yi nga xam ne ay bandi ay voyous rey nañu leen ci mars bii ñu génn dossier yooyu yëpp dañ ko war a ubbi ci enquête teg ko ci yoon ñu war a teg ay daan ñu teg leen daan mbokk yi loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko waxante ak yéen ma di leen baalu àq di sàkku ñaan ci yéen te di leen baal àq jërëjëf